asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission tey nag dañ leen di indi li nga xam ne moom mooy nekk ceebu ginaar muy riz de poulet au safran tey moom la ñuy defar muy ceebu ginaar boo xam ne dañ koy def ak safran à la sénégalaise bi niñ ko xamee rek donc tey jii moom la ñuy defar incha allah ku nekk rek da ngay daal di jël rek li nga xam ni moom nga yore su dee ginaaru lëmm nga yore nga utiliser ko bu fekkee ni comme man li ma yore nga am muy pooj yi ak pilon yi nga utiliser ko man moom moo fi nekk moom laay utiliser donc pour loolu nag dinañ soxla ginaar comme niñ ko waxee rek partie boo ci am rek dinañ soxla aussi li nga xamante ni moom mooy suñu nokkos yi muy maanaam suñu ay poivron laaj soble kaani ak feuille de laurier yenn yi dama koy dëbb yenn yi ma kii ko ma tëmbal ko dinaa soxla aussi tuuti moutarde ngeen gis aussi safran bi nga xam ne moom laa yore ne leen wanoon naa leen ko niñ koy defee su la neexee nga dëbb ko ba mu nekk poudre wala nga xooj ko ak ndox bu tàng mu daal di yàbbi foofu bu ko defee nga xamante ni da ngay am ndoxu safran bi foofu ñun noonu lañ koy def incha allah dinañ soxla aussi tuuti ceeb bon lii li ma yore nii lu tuuti la c'est juste pour wan leen ni rek dinañ am ceeb dinañ soxla aussi huile dinañ soxla ail mu ngi nii sama mélange ail ak poivre noir bi ak suñu mélange d'épices bi moom moo nekk noonu dinañ soxla aussi li nga xamante ni moom mooy tuuti poivre noir dinaa dolliwaat encore donc sans plus tarder du ñu def rek du ànd ak yéen ci waañ wi bismillah voilà donc dañuy daal di ñëw rek defar li nga xamante ni moom mooy suñu safran bi bismillah ci laa koy def daal di dem defi ji ndox bu tàng voilà bismillah voilà ni dañ koy bàyyi muy def ay affaire am ba ma koy soxla donc dama koy jël rek teg ko ne le à côté voilà léegi nag ñu ñëw ci li nga xam ne mooy ginaar bi donc ginaar bi moom dama koy daal di roof tuuti rek daal di koy mariner bàyyi ko donc tey ni may toggee ceebu ginaar bi nag ce sera un peu différent que niñ ko xamee conventionnellement au Sénégal dinaa leen wax lu tax parce que dama naaje donc dama yàkkamti dama bëgg a def lu gaaw a gaaw incha allah voilà dañ koy jël rek daal di damay commencer roof tuuti ku bëggul roof mën nga bàyyi man dinaa roof tuuti tey moom il faut ma xaw ko roof tuuti daal di jël ci suñu roof bi nga xam ne moom la ñuy defar ba pare bismillah soo neexee nga roof ñaari côté ginaar yépp ci pooj bi fii ak pilon bi mais man damay choisir benn côté rek fu ma ci jot rek ma xam ne fii la voilà nii dañuy continuer yu ndaw yi moom duma ko roof dama koy bàyyi noonu donc nii laay continuer rek ba ma pare après ñu ñëwaat ak yéen incha allah voilà dañuy ñëw defar suñu nokkos bi mooy nekk aussi suñu marinade donc mu ngi nii bismillah poivron yi ma def tuuti feuille de laurier voilà ñu def aussi suñu kaane bi et oignon voilà ma def aussi ail ak suñu mélange d'épices ail ak suñu mélange d'épices
ñu daal di ñëw commencer mariner. Voilà, bismillah, def suñu poivre noir dolli fii. Daal di def aussi un peu de sel, bismillah. Daal di jël suñu nokkos bi. Voilà, mariner ko après daal di ñëw nag jublu ci togg bi incha allah. Donc nii rek la ñuy jël commencer mariner ko bien bon bu ko defee ñu daal di ñëw kii wan leen ñun après liñ ciy def yëpp incha allah. waaw gis ngeen dama teg cin bi affaire yi dafa tàng moo tax bëgguma nekk fii di dem di xaar damay jël nokkos bi rek def ci bismillah. Normalement diw laa si waroon njëkk a def mais damay bañ diw bi tàng sans sama loxo donc voilà ma door a ñëw def diw. Voilà gis nga li astuce la boo naajee li may def nii tey dama naaje donc mënuma fi nekk di saaf ay ginaar ak affaire yooyu noonu su ma defaree nii ba ci kanam après damay jël ginaar bi def ko ci biir daal di koy muusal bu ko defee ma daal di koy def ci four bi ki nga xam ne amul four moom mun na ko muusal ba pare après daal di koy saaf aussi à côté nga xam ni day gagner du temps. Yii nii yëpp ay xeetu astuce la rek yoo xamante ni gars yi moom boo nekkee ci waañ bi lu ne di nga ko génnee pour gaaw a jóg fii. donc nii laa koy bàyyi tuuti en attendant mu xaw a du ma xaar sax ba mu doore comme dama wax ceebu safran la ñuy defar donc bugguma mu changer couleur wala lenn damay bàyyi nii rek ba mu xaw a dog tuuti rek ma daal di ñëw yokk ci sama yeneen ingrédients yëpp incha allah. bismillah. Voilà gis ngeen fi mu nekk ni suñu safran bi dañu segg ni bismillah ma def léegi nag jaunaay bi yow yaay xool noo ko bëggee rek ma daal di jël aussi suñu moutarde bismillah moutarde mun nga def plus wala moins man bugguma mu bari ci togg bi moo tax may def tuuti nii lu tolloog benn kuddu bu mag. gis nga déjà dina def safran bi dina def ñaari yëf donc benn mooy dina amal cafka ginaar gi mais aussi day tax su ma koy lakk day gaaw a doore day rafet ba bëgg a dee macha allah donc nii rek la ñuy def bàyyi ko muy def ay affaire am ndànk-ndànk après bu ñu ñëwaatee mooy suñuy seppi ginaar gi pour waajal sóor incha allah.
voilà dama doon wax ni gis ngeen damay defar tuuti crudité bi nga xamante ni moom mooy dem si kii bi si togg bi nga xam ni dañ koy teg à côté pour sama genre yi nga xam ni ñoom dinañ bëgg mu ànd ak lenn loo xam ne am na légume ak yooyu bu ma neexoon tey jii damay tëmbal ay légumes mais dama bëgg a def tey jii crudité moo tax daal donc pour avant ñuy ñëw loolu nag si loolu dañuy daal di ñëw wax tuuti si mbirum li nga xam ni moom mooy safran mu nekk épice bi nga xam ni moo gën a cher si àdduna bi li waral loolu mooy moom niñ koy amee la parce que boo xoolee si fleur lay jóge te kii boobu noonu du machine du dara loo xamante ni moom moo koy witti nit yi ñoo koy wittil seen loxo ba pare daal di dindi kii threads yi mooy doom car-car yi voilà yi nga xam ne moom moo nekk ci safran donc loolu noonu boo gisee travail à la main travail artisanal tout le temps moom mooy gën a metti te moo gën a cher aussi parce que nit ki tempsam lay jël ak dooleem ak yépp def ko du benn machine bu koy dimbaleek yooyu donc ñu ñëw tuuti ci ay bienfait wam moom donc li ñuy wax rek boo ko gisee ak couleuram bu vibrante bi nga war a xam ni déjà dafa bëri antioxydant yi nga xam ni ñoo ci nekk donc bu ñu waxee loolu dinañ jàll ci li nga xamante ni moom mooy dafay tax yow sa kii sa mood muy maanaam sa nu ñu waxeeti mood moo bi fàtte naa ko mais soo yeewoo par exemple gis nga des fois nga yeewu doo nekk sa humeur voilà mooy mood donc daf lay dimbali pour nga am une bonne humeur quoi nga nekk ci une bonne humeur donc loolu noonu dina dimbali waate pour loolu donc nga xamante ni boo yeewoo tey maanaam sa xol neexul ak affaire yooyu noonu dina la dimbali ba ci kàttanu yàlla yëf yooyu daal di wàññeeku bu baax donc ñu daal di ñëw aussi comme ci soxna yi ñoom par exemple soo tollee ci sa weer par exemple ci ñi nga xam ñoo toll gis baax loolu li muy def mooy dina la dimbali ci li nga xam ni moo ànd ak moom maanaam sa yenn gaaw a mer yi walla tayel walla di gaaw di nelaw walla métit yenn façon yi dinañu dimbali aussi ba nga xam ne dina ko réduire bu baax a baax duma wax ni day jeex carrément mais dina ko wàññi bu baax a baax donc loolu aussi ñu bàyyi ci xel te xam ni safran ñu bari mun nañ ko utiliser te du leen indil benn ñor-ñor comme lu mel ni ci ay effet secondaire walla ak yu demee ni ki noonu donc nañu fexe jéem koo boole waxuma nag colorant alimentaire safran mooy vraiment safran dëggantaan mooy comme li ma yore sànq noonu mu am car-car yi noonu donc tuuti lañ lay jaay parce que dafay sakkan dafa couleur bi day vibrante tuuti rek lañ lay jaay loolu noonu bokkul ak colorant alimentaire comme Sénégal ñun li ñu am foofu poudre boobu loolu du safran colorant alimentaire la donc loolu lu artificiel la mais car-car yi nii yooyu noonu dafa baax mun nga ko def ci sa thé mun nga ko def ci sa lait mun nga ko def ci yow daal yow yaay xool fan nga koy dugal rek moo xam ngay defar même vinaigrette pour ay salade yooyu noonu mun nga ko ci def aussi jaxase ko ci vinaigrette bi yooyu yëpp ay moyen la yoo xamante ni mun nga ko utiliser pour nga xam ne di nga mun a consommer safran te comme on dit rek lépp lu ñu la wax ni baax na aussi modération lañ ci soxla parce que loo def avec loo ëppal rek effet kii bi contraire bi ngay am au lieu de li nga bëgg donc loolu moo nekkoon tuuti ci njëriñu safran ñu daal di ñëw aussi tuuti rek ci radis bi ngeen gis nii nga xamante ni moom laa nekk di def tey jii mu nekk bu mauve bi donc bu ngeen gisee mauve bi rek xam ngeen lii ñëw après radis yépp nag même chose la ñu am donc ñoom ñëpp dañu bëri antioxydant toujours donc mun a bëri tamit minéraux donc bu ñu waxee minéraux xel yi dina dem ci lu mel ni calcium ak potassium donc ak vitamine C aussi bëri na te bu ñu waxee vitamine C cawarte am na ci mais aussi dinañu dimbali mu ci ay maanaam feebar yu sew-sewaan yi moo xam ay sojak ay xeet googu noonu yëpp dina la dimbali ba nga xam ne même bu fekkee aussi am nga ko
du la sonal yenn sonal yu metti yi noonu daal donc vitamine C donc loolu la baaxee dina dimbali waate aussi si ñi nga xam ni dañu am problème mu tension donc day dimbale waate di wàccee tension donc ñu bàyyi si xel bu baax a baax aussi dina dimbali si maladie cardiovasculaire yi loolu tamit ñu bàyyi si xel suñu fonctionnement wu foie aussi dinañu jàppale si loolu bu baax a baax nga xam ni du nekk di travailler plus que lu mu war a def donc yooyu noonu mu nekk quelques bienfaits rek yoo xamante ni moom tey moom lañ leen indiloon carottes yi moom duma si sax wax tey parce que wax naa si ba sonn donc loolu mu nekk yëf yoo xamante ni mi ngi noonu tey yooyoo nekkoon yóbbal yi daal macha allah donc ñu bàyyi ba beneen yoon après indi waatal leen yeneen bienfait ñu daal di nettoyer tuuti bu ko defee ñu daal di ñëw commencer tey affaire yeeg yooyu yu muy àndal yépp incha allah. voilà carotte bi laa njëkk a tey rek quelque chose comme ay 5 minutes soxla moom mu ñor xomm bu ko defee ma daal di jël kii bi radi bi teg ko ci fay ko daal di bàyyi vapeur bi kese moom ñorolal ma ko tuuti rek parce que radi bi mun nga ko lekkee nii kese ni mel nii donc loolu rek laay xaar même carotte bi mun nga ko pour ñi nga xam ne bëgg nañ lekkee carotte nii man tey jii su fekkoon dama am temps bu bari damay jël ndox bu tàng rek dugal ko ci yépp tëj ko bàyyi ko foofu quelque chose comme ay 30 minutes yooyu nga xam ne day nooy nepp mais dama bëgg léegi accélérer ko comme ça ma mun ci def marinade yi nga xam ne moom laa bëgg mu dem ci. légumes muy radis yi ak kaani ngeen gis ko ni jalapeno bi bu verte bi ak carottes yi ak suñu tuuti soble donc mu ngi nii bismillah dañ koy def comme confit rek léegi damay jël vinaigre bismillah vinaigre bi nag c'est selon votre goût nu ngeen bëggee affaire yi forox ñu jël aussi tuuti citron def ci tamit moom aussi même chose citron bismillah voilà ñu daal di jël tuuti poivre noir bismillah voilà daal di jël suñu mélange d'épices daal di def aussi suñu sel daal di mélanger bu ngeen xoolee defuma ci diw walla lenn parce que noonu laa ko bëgg a bàyyi nga xam ne day am fraîcheur
tey ku mu neexoon mun nga si yokk vinaigre bu bari ba mu def liquide noonu nga xam ne sooy lekk da ngay jël di def mais loolu mooy su fekkee ni toggoo ko defoo dara nga bëgg a vinaigre yeeg yooyu toggal la ko voilà gis nga nii la ñuy def daal di xool suñu assaisonnement bismillah macha allah mango jeex na bu fekkee par exemple da nga def ba mu foroxaay bi ëpp ci sa loxo da ngay def tuuti lem wala sucre wala substitut de sucre yooyu yaa xool pour mu atténuer ko mais man baax na nii laa koy bàyyi donc damay ñëw nettoyer comme ça ñu ñëw xooli ji suñu ceeb bale fu mu toll incha allah. waa kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen ceebu ginaar safran moo nekkoon nii ñu boole loon leen ñu indiloon leen ko gis ngeen ñu def si li nga xamante ni moom mooy crudité yi nga xam ne moom lañ ko booleel pour ku bëgg rek ku bëggul mun nga bàyyi wala nga def sa sauce soble mais man ni ma ko defee nii aajowul sax sauce soble macha allah ceeb bi neex na lool donc moom lañ leen doon indil tey nag émission bi ñu ngi koy jox képp rek koo xam ne mi ngi safoo chez Bilo plus particulièrement les grandes dames di jàll si ñoom di si jox sama doomu ndey soxna Absa Sista Rokhaya Khady Kane ñu ngi la koy jox Sista Khady Ndiaye jox nañ la ko yow tamit di ko jox aussi Latifa Konaté fële ci Team Maroc yaay jox Gaye Animal Lovers Sow Abdou ñu ngi la koy jox ak Aliou Soumaré Sister Ramali jox nañ la ko ak Sister Nafi fële ci Angleterre tey jii ñooñ lañ jox émission bi nag di leen wax ni bu leen fàtte partager vidéo yi di ko liker ak abonné aussi su fekkee defagu leen ko te appuyer cloche bi comme ça à chaque fois ñu dugal benn recette wala lu mu munti doon ngeen teel si jot di leen jox dig daje ba beneen di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah